21h ca Wuhan ga ca Chine 13h ci waagu ñaay gi ci Ndakaaru xibaaru digg bëccëg gi ci rajo Futur Média salaamaaleykum. réewum Chine étudiants yi africain ya fa nekk ca Wuhan di barab ba ñu ber ndax jàngoroy coronavirus gi ba léegi ñoo ngi ci jaaxle pexe yi ñu bëgg a teg nag mooy saisir CEDEAO ngir ñu sàkkal leen pexe ci ñoom jamono ji ñoo ngi seet pexe yooyu ana nan la mën a antool Sénégal noppi na te it taxaw na ngir tey bu fi coronavirus feeñoon ñu mën a seet nu ñu ko kare ba génnee ko réew mi li koy firndeel mooy centre opération urgence bi nga xamante ne ji 2014 bi Ebola lëmbi réew mi ci la ñu ko sampoon ba léegi kon ma ngay dox. ñaar fukki mool ak ñaar yu fekk baax Guet Ndar ña nga ñu tëye ci garde à vue fële ca commissariat bu Ndar danañu leen déféré ca parquet ba seetlu gi nag moo di ba léegi moom jàmm jafam jàmmi jëmóor la ci gàttal fitna mën na faa yeewu saa su nekk ci jamono jooju it langue de barbarie ba foofee nemmeeku nañu fa limu takk der yu takku gaaw bii di ñëw am na ñu fas yéene wàcc ci mbedd yi xultu ñooñee mooy ñi nga xam ne fa ñu dëkkoon dañ leen faa jëlee ndax train express régional baa fa war a jaar maire ba futt la ñu def ci seen gis-gis ñi ngi toll ci juróom fukki cité ak ñaar nekk ca Zac Mbao train express régional bi mu di TER bi lu dul lottal leen ak teg leen ni tolof defu leen ko loolee mbokk yi mooy tax ñu xabaar yi buñ ko tàqarñe bu nuppi danañu dalal Georges Déthié Diop ci xibaar yi biti réew yi lu ciy gën a fës Georges dana ci bokk Mamadou Mohamed Ndiaye bilangu feebar bi di coronavirus ca Chine bilang bi di gën di yokku juróomi téeméer ak juróom benn fukki nit ak ñett ñoo ci ñàkk seeni bakkan OMS organisation mondiale de la santé di wut koppar ngir xeex épidémie ba ca Mali beneen feebar bu dul coronavirus moo fa faat ay nit fièvre bii di Crimée Congo la juróom-ñaari nit ñoo ñàkk seen bakkan ndax boobee feebar ci région bu Mopti ca Togo moom door nañ tey campagne électorale ci présidentielle bi ñu dëgmal fas yéene am ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru février juróom-ñaari candidat ñooy jongante ca Burkina Faso moom élection présidentielle ba ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru novembre lañ ko jàpp. ci kanam tuuti da nga teew yàkkali ko buñ ci noppee ànd ak Cheikh Tidiane Diagne tàggat yaram luñ ci mën a jàpp Diagne. wàllum karaté danañu ko daal di waxtaane Mohamed Ndiaye di championnat d'Afrique bi nga xam dañu koy amal ca Maroc yëf yi nag dina daal di door ni ki ëllëg loolu nag di lu am solo ci yoonu qualification Jeux olympiques ñu dama amal ca Tokyo wàllu basketball itam danañu ko daal di waxtaane ci lu jëm ci ndorteelu championnat bi nga xam te ne dañ ko daal di bëtal ba fukki fan ak juróom ci weer bi ñu daal di nekk ndax loolu dana am conséquence ci li nga xamante ne daal moo di gile saison déet la ñu daal di tontu bawoo ci li nga xamante ne moo di fédération sénégalaise bu basketball di ngeen si ànd ak Sodo Thiam bu loolu weesoo yi tamit wàllu football danañ ko daal di waxtaane ci biti réew ak quart de finale coupe du roi tey jii ci ngoon ñaari équipe yi nga xam ñoom ñoo gën a ràññee ko ci Espagne di Real Madrid ak FC Barcelone ñoom ñëpp tey jii ci ngoon danañu daal di football incha allah. xibaaru digg bëccëg gi ci rajo Futur Média ginnaaw biti réew ak tàggat yaram dinaa leen jukki las lëf ci yëglekaay yi xëy di génn bés bu nekk bu ñu ca noppee ñëw ak yéen ci gis-gis li ñu ciy waxtaane tey wàllu wér-gu-yaram la ak jàngoroy coronavirus ga feeñ ca Siin taxawaay bi nga xamante ne ji kon état bu Sénégal amee na ko ci woowile wàll gis-gis ban ngeen ci amee ak it fu ñu war a jaar ak nees ca war a def daañu ko waxtaane ak yéen ci gis-gis ci rajo Futur Média ci xibaaru digg bëccëg gi ci njeextal xabaar yi lay doon Aliou Ba moo nekk ci machine ci kàddu gi mbokki nuyu leen rafetlu ànd beeg rajo Futur Média ni ñu ko junjee woon ci bopp ba rek la ñuy duggee ak yéen ci yaatalu xibaar yi doore xibaaru digg bëccëg geek fukki étudiants yi Sénégal ak ñett ya nekk ca Wuhan ga ca Chine nga xam ne dañoo tàggatémbe foofee ndax yi jafe-jafe jàngoro coronavirus ga fa am tax ñu ber dëkk ba ñoom ñu nekk ci boobile dëkk li ñu mën a jàpp ci xibaar nag moo di daal jamono ji kon ñi ngi ci jàmm maanaam dara wokku leen waaye nag seen bëgg-bëgg bokk na ci nu ñu mën a delloosi fii ci seenum réew loolee sax tax na ñu nekk di waxtaan ak yeneen i étudiants yoo xam ne ña nga fa te fekk baax ci déndub Afrique bi di seet yan pexe la ñu mën a def ngir saisir waa CEDEAO ba ñu jàpp ci bu ko defee ñu génne leen fa ñu nekk ñu teewlu kàddu yu Mbacké Amar moo ko wax Mohamed Ali Mouba mi ngi bokk ci étudiants yi sénégalais ca Wuhan. bu ñu toogee fii di xool suñu waajur yi ñuy jooy ci télé bi di toog suñu waajur yi nga xam ne mënoon nañoo dund seen dund ba suñ borom guddal seen fan ba yàlla def li gën te kenn du leen gis ci télé bi ñu toog ci télé bi maanaam ñi ngi ci jàmm mooy wane ni kenn feebaru gu fii loolu bu ñu waxee ñi ngi ci jàmm foofu lañ ko jëmale. ci xanaa bu dul ambassadeur bi nga xam ne vraiment dañ koy sant di ko gërëm ndax bis du toog te wootewul xool ci lu ñu nekk moom daf ñoo jàppe ni maanaam baayam maanaam suñu waajur yi fi nekkul moom naa taxawe na waajur na ak autorité chinoise yi nga xam ni ñi nekk fii nga xam ni ñoom tamit ñi ngi lijjanti lépp luñ mën rek pour def ko pour ñu mën a dund gu baax bu jëmee ci nag ñi nga xam ni mooy ñi nga xam ni ñooy suñu autorité nekk réew ma
yaakaar naa biñ jotee xaalis bi lañ gëj a am contact ak ñoom. ñun tamit suñu côté ñi ngi toog di xalaat di xool nan lañ mën a def ndax suñ mbokki africains yi nekk fii tamit ñi ngi lijjanti nu ñu xoolee ba dajale seeni doole mën a def benn booloo mën a def benn loo xam ni àndandoo mën a am mu yegg ci CEDEAO ndax ñu mën a ànd bu fekkee sax dañuy boole ñun Afrique de l'Ouest ak waa Afrique centrale ñëpp kenn ñu def ko ay groupe ñëpp mën a ñibbi ci ndànk wala ñëpp mën a am issue favorable boo xam ne nii dinañ mucc ci lii loolu tamit ñu ngi koy seet ndax mënoon nañoo ñaan feneen ndimbal mënoon nañ koo def ci France ndax bu ñu waxee France ñii ni Sénégal ca loolu sax ñun dañ ko bëggul ndax duñ ñoo xam ne nii dañoo dem di ñaani ndimbal ci France ndax bëgguñu ko buñ ko ñaanoon dinañ ko am ndax leer nañu ko waaye ñun bëgguñu ko ñun dimbal lu ñu bëgg mooy loo xam ne nii day jóge ci Afrique suñu mbokk africains yi ca biñ ci gën a bëgg nag mooy boo xam ne day jóge ci peuple sénégalais. Mbacké Seck bokk ci étudiants yi sénégalais ya nga xam ne dañoo tàggate mbé ca Wuhan ga ca Chine. Sénégal noppi nay tey jël nañ matuwaayam ngir tey bu ñu fi déggoon kaaw coronavirus ñu taxaw ci la leen ko mën a may mooy centre d'opération urgence bi nga xam ne des ko fee sampoon 2014 ngir doon seet nu ñu fàggoo jàngoro Ebola ji boobu le centre ba léegi mi ngi dox lu aju ci ñi nga xamante ne ji ñoom ñoo ca war di liggéey it seen prise en charge loole ña nga koy bàyyi xel bu baax a baax fàttali ne centre boobee des ko financé financement bi nag jógewul ci état bu Sénégal bi ci réew la jóge état bi it amul dara lu mu ciy joxe te koppar yi koy doxal boobu le centre xayma nañu ko ci ñaari téeméeri Millennium Challenge account ñoo ci dugal seen xaalis leeral yi Mouhamed Ali Mouba. Centre des opérations d'urgence sanitaire bu Sénégal ci Fann la nekk ci 2014 lañ ko inauguré ci temps Ebola bi moom nag liggéeyam mooy prévenir détecter lépp loo xamante ni situation d'urgence la waaye day def itam surveillance lépp loo xamante ni épidémie mel ni Ebola. Docteur Abdoulaye Bousso moo jiite centre bi. c'est-à-dire di def ay entraînement di def tàggat aussi nit yi ci wàllu ni ñuy gérer urgence parce que léegi dafa am ay stratégie bees yu ñuy indi ci urgence bu aussi jéey bi jugee nag aussi dinañu am aussi capacité boo xam ne équipe yi ñu formé yoo xam ne dañuy mën a ñëw pour mën a régler problème bi bu jéey bi jeexee aussi war nañ mën a toog ñu xool analyser xool li nga xam ne lañ def lu baax li nga xam ne war nañ ko defaraat. buñ sukkandikoo ci docteur Bousso centre bi nag année bu ne day làkk budget bu toll ni 200 millions de francs CFA waaye boo xoolee bu baax xaalis boobu ci lu bëri bailleurs yi ñoo ko koy jox. xam nañ ni suñu autorité suñu ministre ak président de la République moom loolu déggoon na ko te joxoon na sax ay ndigal bi mu inauguré suñu centre bi pour vraiment ñu dooleel ko ci capacité donc ñu ngi continuer di en tout cas di sensibiliser suñu autorité pour vraiment ñu def plus de moyens ba nga xam ne bu partenaires yi jógee fii du ñu am jafe-jafe pour continuer di fonctionner. centre boobu nag bokk na ci lu taxoon ñu fagaru ci Ebola bi dem sa ba wéral benn cas bi ñu amoon fii ci réew mi moo tax kii di docteur Abdoulaye Bousso jàpp ni épidémie coronavirus bi centre bi mën na ko gérer. Ebola jaar na fi Ebola moo gën a compliqué moo gën a métti mooy gën a rey te tout le temps mettre nañ en place benn dispositif te dispositif boobu ñu mettre en place te fi ñuy servir ci lii donc te loolu la ñuy jéem a indiwaat pour teg ko. centre bi nag lu ëpp milliard dugal nañ ko ci ngir defar ko américains yi ñoo ko financé. Mouhamed Ali Mouba ca hôpital Fann it taxawal nañ fa benn service de prise en charge ngir ñuy taxaw ci loolee tey bu fa amoon professeur Maïssa Seydi di chef service maladie infectieuse di xamle ne moo jiite équipe médicale ba foofee mi ngi xamle ne coronavirus bi Ebola bi fi jaar moo ko ëppoon ni loraange ñu teewlu kàddu yi leeral yooyu bàyyee ko ci professeur Maïssa Seydi ci micro Awa Mbaye. feebaru Ebola moo gën a graaw téeméeri yoon gën a gaaw a wàlle di gën a rey ay nit it parce que daanaka si ñaari nit ñi am Ebola kenn ki Ebola day faat sa bakkan te bii moom si 100 personnes ñaari nit lay jël seen bakkan donc 50% ñi gaañu ñi dee si benn feebar bi muy Ebola minimum fii 2% pour l'instant donc feebar yi vraiment seen gravité nekkul benn kon ku mën a fagaru si Ebola ngay toppatoo ay cas yoo xam ne cas suspect la ñu xalaat ko ak benn cas boo xam ne ku feebar dëgg la du lii ni moom moo lay jaaxal ñun am nañ centre sax bu gën que centre bi ñu amoon si temps Ebola moo centre la bi pour jël en charge feebar yu wàllaate yu gaaw a gaaw comme façon yii la centre bi uniquement pour loolu lañ ko construire am nañ matériel bi ñu soxla pour toppatoo façon malade yooyu personnel bi aussi miin nañ toppatoo feebar yi parce que en dehors de fii dem nañ si yeneen réew toppatoo feebar yu gën a doy waar comme feebaru Ebola dañuy dem RDC Libéria Sierra Leone Guinée foofu yëpp dem nañ di leen jàppale on est vraiment fin prêt
Vraiment, il n'y a pas lieu de s'alarmer, mais il faut prendre les choses très au sérieux parce que doo bàyyi ba mbir bi ñoo ngay doog a fagaru. defuk njubbanti ci njuumte goo xam ne def naa ko ci turu waa jooju den wax professeur Moussa Seydi lay wuyoo mooy chef service maladie infectieuse moo jiite it lii di équipe médicale bi fàttali na it bokkoon na ci ñi nga xamante ne ji moo jiite woon it équipe médicale ci jamono ji nga xamante ne ji jàngoro Ebola bi mi ngi fi woon te ñu doon seet ana kon nan la ñu ci mën a muccee xibaaru digg bëccëg gi ci rajo Futur Média benn waxtu du nar fegg fukki minute ak benn. ak RFM kumpa jeex na. wutali Langue de Barbarie ci diwaanu Ndar ak it jafe-jafe ya fa am keroog mu di nappkati Guet Ndar yu wàccoon doon manifester takk der ya wàccoon ca mujj runub jàppante li ñu seetlu mooy tension boo kon ba léegi ma nga fa loolee nag lu aju ci li nga xamante ne ji mooy takk der yu ñu nemmiku it ñu fees dell ca barab ba ngir di taxaw ci wàllu kaaraange gi ak lu ni mel. am na ci yenn barab yoo xam ne dañu fay tere ab dem ak dikk lu ci mel ne pont Moustapha Malick Guèye ci li mu jur nag mooy wàllu dem beeg dikk bi rawatina sax li nga xam ne moo di activité économique yi foofee di njënd ak njaay mi na mu waroon a demee wu ni li koy firndeel mi ngi ci reportage bu Mohamed Nabi Silla bi. li dooree ci booru dex gi ak wet woo féete ca Guet Ndar ay màndarga yu doon wane am na ñetti fan jàmmaarloo gu nappkat yi doon def ak takk der yi ba léegi pont Moustapha Malick Guèye dem ak dellu si amu ci. takk der yi taxawoon fa doon wattu rassemblement boo xam ni yenn ci ndaw nappkat yi doon nañ ko bëgg def ci place Pointe-à-Pitre ak colonel Abdourahim Kébé mi nga xamee ni mujj nañ ko teg loxo askan wi rawatina ñuy liggéey ci marché Ndar am gàllankoor ci seen dem ak dellu si. am na gàllankoor moom xoolal fale la ñu war a jaar dañu wëri ba fii dafa métti moom affaire bi moom bu xewee rek ñëpp ñooy yëg quoi loolu mooy problème bi. soo jógee Sooro wala côté Bale il faut nga jaar ba pont bi doo dem marché dafa sore. dañu bëggoon gaañ yi dimbali ñu pour ñu mën a jaar fee bàyyi pont bi waaye bis yi duñu mën a jaar nit yi dañu sore waaw da ngay dox ba sonn waaw dañu métti loolu. jafe-jafe yi xuus dem ba ci wàllu koom ndax liggéey jafe na ñenn ñi rawatina ñi nga xamee ni dañ doon daan seen doole fu ci mel na kee bu jàmmalaay. non gàllankoor bi dafa mi ngi nii ñëpp ko gis nit ñi ñu ngi sonn ils font des trajets énormes pour trouver le transport des personnes lépp la perturbé actuellement nit ñi dañuy dox parce que nit ñi dañuy xëyee fa ñu dëkk dem jàmmalaay wuti lu ñu am foofu la activité bi nekk commerce yëpp foofu lay converger tout tourne autour du poisson. waaye ba léegi teewul yaakaar am ngir jàmm dellu si ci bërëb bile. incompréhension la woon rek incompréhension la woon entre les autorités ak na mu tudd les pêcheurs ndaw ñi itam duñ leen di gën delloo si rek à la raison ñu xam ne ñoom autorités yi ñu nekkal ñoom lañ fi nekkal seen ay doom lañu seen ay jarbaat lañu seen ay goro lañu seen ay lépp lañu donc ñoom bu doon seen sogo ñoom ndaw yi dañu am dara lu leen naqari dañu am dara lu leen métti ma leen di lancer benn appel rek pour ñu bàyyi xel si mag ñi xam ne mag ñi moom lu baax rek lañ leen yéene. ci xabaar yu mujj yi ñaar fukk ak juróom-benni ndaw yoo xam ni dañ leen tegoon loxo ci manifester ya yóbbu nañ leen ci kanamu procureur de la république RFM ci Ndar Géej Mohamed Nabi Silla. Mohamed Nabi Silla noonu ñu ko junjee xibaar yu ñu mujjee jot jëm ci woyu la wàll moo di colonel Abdourahim Kébé police da ko teg loxo loolee ginnaaw am ndaje moo xamante ne ji dañ ko bëggoon amal foofee di rassemblement mu teew ci te yëf ya kon amuñu ci autorisation des na ci dellu siwaat fàttali ne ñaar fukki mool ak ñaar yooyu nga xamante ne ji dañu leen a jàpp police ñoo leen teg loxo jàppe leen ci manifester yewoon keroog ca Guet Ndar jamono ji ña nga ca garde à vue ca commissariat central bu Ndar war a xaar nag ñu yóbbu leen procureur ñu janoo ak ñoom liñ leen jàppe woon mi ngi tukkee ci manifester yi ñu doon def ngir doon laaj ay licence de pêche yoo xam ne réewum gànnaar da ko baaxee Sénégal te ñu ne ñoo ko moom. feneen fu sagar di xeeñ moo di ci Ourossogui ndaw ña foofee ñu xëy tey toogaanu buntu barab ba ñu war a def maison de justice li ñu bëgg mooy ñu bañ ko faa tabax nañu jël boobile taax yóbbu ko feneen. loolee nag tax na takk der yi mu di gendarme ña nga woon ca barab ba ngir doon wattu wàllu karange gi ak yu ni mel des na ci dikkaat ak yeneen i xibaar ak suñu naataango di Ali Bandel Niang beneen manifestation bu am ca diwaanu Ndendori askan wa ñoo xëy tey jii galan yoon wi nga xamante ne ji moo dox diggante Bakel ak Ourossogui ci suba ba léegi li nga xamante ne ji daal ñu ngi koy ñaawlu mooy seen suuf sañuy jël di ko saax-saaxe ak di ko caxat-caxatee nee nañu mairie ba moo ko def loolee lañ doon ñaawlu ba tax tey it ñu xëy kon doon wane seen bopp ñeneen a ngi ñu fas yéene wane seen bopp samedi jii di ñëw mooy askan way yeewoo ca cité ya nekk ca Zac Mbao nee nañu fa nga xamante ne ji seen suuf la ñu dëkk fa dañ leen faa yëkkatee woon ndax train express régional bi kon
moo fa war a jaar ñeneen ñit liggéeyu projet boobee da leen a indil ay jafe-jafe yu bari rawatina seen wàllu dem ak seen wàllu dikk loolee tax na ñoom cité yi toll ci juróom fukki cité ak ñaar askan wa fa yeewoo ne samedi ji daañu wane seen bopp ngir joytu jafe-jafe yi nga xam ne projet train express régional bi teg na leen ko ñu teewlu kàdduy ki nga xamante ne ji mooy Chimère Ndiaye mooy président bu Synergie Zac Mbao ci téléphone Ndiogou Diène. population bi dañu tiitaange gi nag du dara parce que suñu doom yi dañuy guddee wàcc suñu jabar yi dañuy guddee wàcc ñun ñii sax dañuy guddee wàcc ñun fii dañuy agressé en plein jour waxatu naat léegi nag si on nous oblige à traverser en toute cette forêt là pour aller jusqu'à Kër Mbaye Fall emprunter ce pont là. Vraiment loolu moom mooy suñu problème dañuy am rassemblement samedi pour que ñu wane suñu bopp ñu waxaat une dernière fois aux autorités parce que ñun amuñu répondant amuñu ku ñu waxal ñaan nañu audience préfet bind nañu par voie hiérarchique gouverneur bind nañu le maire de Mbao ñaan nañu audience depuis 2 ans ñu ngi ñaan audience au directeur de l'APIX ñoom ñëpp kenn il n'y a pas de feedback kenn duñu tontu kenn faale wuñ préfet daal moo nu fi recevoir lu bëgg koy passerelle mooy suñu urgence passerelle bu jógee que cité Iba Ndiaye Diadji traversé dem ci kii bi pour xale yi mën a nekk en sécurité pour xale yi aussi mën a quitter fii tranquillement pour aller dem jàngi seen école jigéen ñi dem vaquer à leurs besoins góor ñi dem liggéeyi parce que ñun dañuy guddee on est chaque fois même raay yi sax dañuy obligé wut ay gardiens yi nga xam ne ñooy accompagner suñu doom yi bu ñu wàccee waxatu naan léegi nag bu obligé ñi dem ba Kër Mbaye Fall. mbirum Guy Marius Sagna juge bi gàntal na demande liberté provisoire bi nga xam ne ay avocat doon nañu ko sàkkul avocat yi ne yaakaar ju tas lañ ci amee ne yaakaaroon nañ ne ak fi ñu jaar yëpp te it lépp luy war a mën a tax seenub client yi Guy Marius Sagna amee liberté provisoire am na ko waaye terewul dañu leen ko bañal loolee nag du leen tax a yox-yoxi dinañu wéyal xeex bi ci wàllu yoon ba keroog li ñu bëgg ñu am ko mu di liberté provisoire maître Moussa Sarr di kenn ci avocat yi Guy Marius Sagna yi indi na ci kàdduy leeral dénk ko Mohamed Ali Mouba. mbetteel parce que comme niñ koy waxee souvent Guy Marius Sagna ci dossier bii ñu ko toppee charte yi yoon tëraloon yëpp pour mu am bàyyi ndëggandiku am na ko waaye am nañ mbetteel ñu dugalaat pour ñu bàyyi ko bàyyi ndëggandiku ci ñaareelu yoon ñu bañ ko teg ko nag ci kaw ne liñ koy tuumal dafa garaaw man gisuma ci gravité ab citoyen buy exercer droit am pour ñaxtu dem ba palais présidentiel ñu ne dafa jàpp ci grille mais jàpp ci grille forme d'expression démocratique la ba mu jàppee ci grille tam yorewul xeer yorewul paaka yorewul sax puso loolu c'est une forme d'expression démocratique gis nañ fi lu gën a garaaw lool te kenn waxu ko ñaar ñu ne trouble à l'ordre public mooy ban trouble à l'ordre public coow loo xam ne mu ngi fi xewoon le 29 novembre su nekkee ne sax trouble amoon na à l'ordre public trouble boobu moom kenn waxatu ko xanaa leneen mooy trouble à l'ordre public lu ñu waxul ñett ñu ne bu génnee da koy dolliwaat teg ko fan ñoom dañoo xam li muy def dañu xam plan donc ci droit munoo ne diw dana def nangam moo tax ma koy tere nangam parce que xamoo li muy def da ngay bàyyi ba mu jëf ko kon ci droit fi ñu ko sukkandeko pour la ko dara teguwu ci yoon xanaa dañ ko téye pour leneen loo xam ne waxuñu ko. lii mooy ñaareel yoon ñu leen di gàntal demande de liberté provisoire pour Guy Marius Sagna suite bi lan lay doon. suite bi moom pour avocat yi ñun dañ dajewaat comme niñ koy defee xayma xool ban jéego la ñuy tegaat ak waxtu wan lañ koy tege ak nuñ koy tege waaye li ñu ma mën a wax daal te ñëpp jàpp ko moo di ne bëre bi xeex bi sur le plan judiciaire day wéy ba muy génn le destin d'un prisonnier c'est de sortir de la prison kooku amul werante xeex bi dinañ ko wéyal ba mu génn ñibbi ci këram ñibbi ci askanam parce que dara waratu ko fa téye ci yoon. APS di agence presse Sénégal ñol jafam dox ci diggante ko jiite ak ñaari chef de service yu fa nekkoon te ñu dàq leen loole waa assemblée nationale ñoo ngi seet nu ñu ko lijjantee dox ci tànki jàmm ci woowule wàll tax na kon commission communication culture bu assemblée nationale ci njiital Samba Demba Ndiaye di daje wala boog daje ak directeur général bu APS waaye te liggéeykat yi nga xamante ne jikkoon ak réero dox na seen digg ak njiital kër ga fàttali it ne ministère bi ñu dénk fonction publique ñoom it yónnee nañu fa ndaw ngir seet ana nuñ ca doxee kon tànki jàmm leneen mu di présentation terme référence yu commission dialogue national bi commission boobee nga xamante ne ji kon moom la ñu dénk lu aju ci wàllu koom ponk yooyu ñu di ko waxtaane seetlu nañ ne démb waxtaan wa dafa mujj tàggatémbe li tax bokk na ci anam yi ñu koy doxalee waaye it mbiru plan Sénégal émergent ba ñu fa junj ba gis ci sukkandiku ngir waxtaan ci dafa jurug jiixi jaaxal ci ñu bari ci ñu bokk ci boobu li commission leerali Pabes Diba commission bi ñu dénk wàllu koom-koom ci dialogue national bi démb dañ ko kale jàllu la lu jëm ci wàllu forme bi ak ni ñu doxalee moom moo indi
ay jafe-jafe ci ay membre am ci jamono gi ñu war a présenter seeni terme de référence yooyu dañ waxoon ne membre yépp dañ ci war a déggoo ñu partagé ko balaa ñu koy présenter wàllu comité de pilotage bi mu mel ni loolu nag desoon na kenn ku bokk ci commission bi moom moo ñu ko xamal moom mi ñu leeral sax ne am na yenn membre ci commission économique bi dañu comprendrewul benn yoon ñu bëgg a jël plan Sénégal émergent def ko muy baasu nañ war a liggéeyee ci commission googule ndax jël PSE bi day mel ni rek dañuy nekk cabinet d'étude di saytul gouvernement bi ci lu muy liggéey loolu ay détails la loolu lañu beneen membre bu bokk ci commission bi teewal société civile ne moom day laaj sax mu am lu ko naqari lool mu ne naka lañ mën a dialoguer ci wàllu koom-koom te bëgg duñu wax ci PSE gi nga xam ne depuis ay at moom la fi nguur gi samp waaye ñaar ñu waxal yépp nee na mbir mi dépassé nañ ko li leerul woon leer na léegi PSE bi dinañ ko yokk ci document bi nga xam ne moom moo nekk ci TDR yi ñu war a présenter membre commission bi kon déggoo nañ ci bi tax na beneen réunion plénière comité de pilotage bi dinañu présenter document bi. coordonnateur bu collectif organisation société civile ngir ay élection fii ci réewum Sénégal ñi ngi ñaawlu li nga xam ne leerul ci boppu nit ñi mu di élection locale yi ban date la ñu koy amal wal Jojo Ndiaye sàkku ci état bi mu wax datu élection yi kañ la te it jàpp ko ci nu mu gën a gaawee ci gis-gisam loolee warees na ko mën a def ci diggante weeru décembre jàpp janvier mi ngi ko xam ne moom Val Jojo Ndiaye coordonnateur bu collectif des élections des organisations de la société civile ngir élection tey jii ci RFM moo ne woon ganu RFM matin. la société civile dañuy interpeller état bi ne leen il faut que ñu fixer au moins dans la durée avant fin 2020 par exemple je donne benn hypothèse décembre aujourd'hui c'est parfaitement possible de tenir les élections locales au mois de décembre et puis période de révision exceptionnelle yi par exemple ou bien janvier 2021 et puis période de révision exceptionnelle yi par exemple d'ici 3 mois ou 4 mois le temps ñu terminer auditu fichier bi moo tax nous interpellons l'État pour le demander officiellement voilà parce que actuellement ñu ngi bàyyi on est en train de ne pas respecter les dispositions de la loi parce que normalement bu fekkoon nekkuñu année électorale dès le mois de début février dañ naroon ubbi période de révision ordinaire donc le ministre de l'Intérieur aujourd'hui daan na jël un acte en concertation avec le président de la République ñu fixer définitivement la date des élections date butoir bi nit yi xam fan lan mooy horizon bi clairement défini. parce que ñoom la wax nañu ne commission politique bi dialogue bi la ñuy xaar ak yooyu dafa mel ni loolu di ten defal genre prétexte la yooyu pour yéexal mbir yi. affaire boobu pour man ni ma ko jàppee c'est un faux débat. c'est un faux débat dans la mesure où par exemple il est parfaitement possible aujourd'hui fixer clairement un calendrier. Homme politique yi par exemple je lance un appel à l'opposition et la majorité présidentielle. que ñoom ñu déggoo définitivement sur cette question ñu arrêté di wax naan il faut que ñu auditer ba pare il faut que ñu évaluer ba pare. wal Jooja Njaay askan way yeewoo ca Njaraw dëkk la bu nekk ca diwaanu Bambey békk la ñu def jamono ji sabab li moo di dañ leen a indil courant yàgg nañ ko joytu ñaxtoo nañ ko fu nekk mënuñu ko woon fexe ba am ko léegi nag am nañu ko maire ba ca defi jéego ba Njaraw am courant mu di maire Njaraw di sàkku ci askan wi nag ginnaaw am nañu ko fonk te bañ ko yàq. Babacar Diouf. ci mbégte mu rëy la askan wi nga xam ne ñooy yendoo ci Njaaraw gàttandoo ñi nga xam ne ñoom ñooy taal courant bi nga xam ne moom lañ leen indil ci kër Samba Kane lii nekk nag ci programme bi nga xamante ni moom la nguur gi tëral bëgg dëkk yépp am courant ci diwaanu Njaareem ñaari dëkk lañ ci tànn Batal ak Njaaraw Baba Diallo moo di directeur général bu ASER. bu ngeen ko déggee mooy programme bi nga xam ne dañ ko lal nekk partenariat entre agence sénégalaise d'électrification rurale ak promoteur COSELEC pour ñu réaliser lu ñu tuddee électrification éril bi nag denk nañ ko juróomi localité benn bi mooy Njaraw fu ñu nekk fii tey am nañu Batal mais également si nord Sénégal mun nañu réaliser yeneen ñetti localité comme Fora Diawara Baba Ngol ak Gangel Mak. maire gox bi ne askan wi nanu fexe ba courant bi amal leen njëriñ ci seen dundin Ibrahima Khalil Fall. wax na nga waa Njaraw jot ngeen courant na ngeen fexe ba xam nu ngeen koy yore courant développement la mënuñoo wax développement ci ab dëkk ci am réew te courant amu fa. entreprise bi nga xam ne moom moo yore woon nag liggéey bi moom li muy ñaan rek mooy nguur gi gën a jox bopp entreprise yi nga xam ne ñoom ñoo bawoo Sénégal. donc mën nañu wóolu parce que boo xoolee pourquoi mën nañu wóolu parce que
liggéey bi mën nañ ko parce que boo xoolee ci côté courant bu mooy côté distribution li ñuy def fii mooy moyenne tension mooy 30 kilos basse tension mu nekk fii ci dëkk bi entreprise sénégalaise yi ko mën bëri na. mu di ñaari village yoo xam ne nii génn nañ ci liste bu gudd bi nga xamante ni ay dëkk lañu yu xaar ñu def leen courant ci région bu Ndiarème Bambey RFM Babacar Diouf. RFM bitim réew. Georges maa ngi lay nuyu. di la fay. xam nga fu Njaraw féete. am na Njaraw bi doon nekk Njagañaaw aussi ah. waaw boobu moom xam naa ko. d'accord waaye bii moom yaakaar naa Bambey la. Diop du maa ci duggoon. ay ca kon ñun waxtaane xibaaru biti réew yi ci xibaaru digg bëccëg gi ba benn waxtu d'une heure fekkee ñaar fukki minute ak juróom. jàngoroy coronavirus ji nga xamante ne ji kon ma nga fële ci Chine am na mission internationale boo xam ne ay experts yi kàngam ñoo ci nekk danañu dem Chine. ñu ngi leen di xaarandi foofu ca Chine lu yàggatul OMS moo xamle lu ni mel OMS yokk ci ne mu ngi wut ay koppar ngir xeex feebar boobee di coronavirus bi nga xamante ne li mu faat ci doomu aadama foofu ca Chine ëpp na 700. Salimata Aw ba tey ñu ngay wëyal jéego yi ci biir dëkk bi ngir mën a maytandiku feebar bi ci capitale bi ñi nga xamante ni ñoo dëkkee ca Pékin ba léegi ñu nga tëju seeni kër ngir ragal jàngoro ji dal leen ci loolee nag am na jiixi jaaxa bu am ci lu jëm ci wàllum chiffre yi ñuy yëkkati boobu ba tey Organisation mondiale de la santé taxawal ab wàllu maanaam ci wàllum koppar juróomi fan ci weeru février liñ ci soxla rek moom mooy $200 million ci euro ngir mën a xeex feebar bi di coronavirus ci ñetti weer yi ñu dëgmal mu nekk jàngoro joo xamante ni faat na lu ëpp 100 nit OMS yokku ci ni am na benn mission boo xamante ni ay experts ñoo fan ëpp war nañoo dem sa Chine wante waxul kañ lay doon nekkul nag ni Chine rek mooy dëkk bi coronavirus songo ndaxte ñi ngi wax lu ëpp 200 nit dañoo jàpp ni dañoo am jàngoro ji ci lu toll fukki dëkk rawatina nag dëkk bii di Hong Kong bi nga xamante ni jàpp nañ ni am na benn nit bu ci ñàkk bakkanam. ca Mali itam am na aw jàngoro yi nga xamante ne faat na ay nit juróom-ñaari nit ñoo ñàkk seen i bakkan ndax fièvre boobee ñu duppee fièvre du Congo ci région bu Mopti la nag feebar boobee ñu nemmeeku ko foofu ci njeexitalu weeru janvier ab sàmmkat sax ci ab sàmmkat lañ ko nemmeeku ci village bi ñu duppee Samoa moom ci wàllu boppam nag mu ngi jëlee feebar bi ci ab nag maladie boobee feebar boobu ci maanaam daal ci mala lay jóge ci jur gi voilà loolee la ki yor communication bi ca gouvernorat bu Mopti xamle waaye mu leeral ni wuute na lool ak coronavirus. Laurent Gbagbo li mu bëgg ko ci cour de la Haye moo di ñu jox ko liberté total maanaam bañ di ko sàkkalati fu muy yem. audience bi alxames gi la ca cour pénal international ki fi nekkoon njiitu réew Côte d'Ivoire bëgg conditions yi ñu teg ci bàyyi giñ ko bàyyi ne bu jógee ca Bruxelles fi nga xamante ne fa la nekk depuis biñ ko acquitté fukki fan ak juróom ci weeru janvier atub 2019 ay awkaam jàpp ne nag décision bu tribunal boobee dafa am xaj ak seen ndax dañoo jàpp ne wax ko ci France 24 mënut a jógee ca capitale bu Belgique bu fekkee ne amul ab autorisation loolee li muy firnde rek moo ni amatul ay droit civique ak i politique te du mën a bokk ci yëngu-yëngu politique ca dëkkam avocat yu Côte d'Ivoire moom ñoom nanguwuñ ñu bàyyi ko jox ko liberté totale bi nga xamante ne amul lenn liñ ci tënk maanaam ab libération inconditionnelle ndax delluwaatam ak liberté inconditionnelle ak delluwaatam ca Côte d'Ivoire mën naa indi ay lënt jamono ji nga xamante ne ñu ngi waajal élection yi ca Côte d'Ivoire. ñeneen ñuy waajale élection moo di Togo élection présidentielle ca la ñu jëm campagne bi tey jii ci alxames ji ci lay door. woote bi fas yéene am ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru février juróom-ñetti candidat ñooy jongante bokk ci ka fa nekk jamono ji njiitu réew di Faure Gnassingbé moom nag mu bëgg ñeenteelu mandat juróom-benni candidat yi féetewoo ci kujje gi bokk mën nañ caa lim kii di Jean-Pierre Fabre nekkoon chef de file bu kujje gi ay jamono ak Gabriel Messan Agbeyome Kodjo nekkoon premier ministre jamono yi ndem si yàlla ga Gnassingbé Eyadema scrutin boobee nag maanaam woote bi bu njëkk lay doon foofu ca Togo doomu réew Togo yi nga xamante ne ñoo ne ca biti réew di ca bokk ca Burkina la ñuy jeexalee xibaaru biti réew élection présidentielle bi jàpp nañ ne ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru novembre gi ñu dëgmal lay doon dañ ko boole nag ak élection législative yi loolee ki nga xam ne moo di ministre de l'administration territoriale Siméon Sawadogo ne démb ca conseil des ministres la ñu adopté ñaari décret yi nga xamante ne ñooy jàpp yooyee élection présidentielle ak législative. novembre gële di ñëw. waaw kon kay dët ma luguñ ko. ah. jàppoon naa ne Georges Tane malal waaye ndi xëy ndaax rek amuñu différence. du dem de sama waa ji.
rajo yow ñu dem. ayca bismillah. suba danañu door fële ca Tanger ma nga ca Maroc lu aju ci championnat d'Afrique ci wàllu karaté. waaw jàppaleen ni les compétitions lii di cadet yeeg junior yeeg senior yi ñoo ca daal di ne Sénégal nag moom moo di équipe championne en titre ba pare bëgg a garder li nga xamante ni daal moo di lii di titre googule waaye nag ca kanamam dana tase ay équipe yi nga xamante ni daal ñoom itam loolu mooy daal di doon seen bébét daal di fàttali gi li championnat d'Afrique bu karaté bokk na ci yoonal lii di Jeux olympiques yi na ma amal ci Tokyo dañ ciy daal di déglu Souleymane Gaye moom moo di vice président bu confédération africaine bu karaté mu ngi ciy indi ay leeral. Pourquoi cette période? C'est parce que la compétition de qualification. championnat d'Afrique bi nga xamante ni ñu ngi koy amal am na solo loolu lu tax nag mu am solo ndax dafa di ab tournoi bi nga xamante ni dañ ko amal laata ñuy amal lii di Open bu Paris mi nga xamante ni moom itam am na solo loolu ci li jëm ci wàllum qualification Jeux olympiques yi nar a amal foofu la ci Tokyo ba tax nag gile championnat maanaam ñu si bëri si la ñuy mën a amal ay compétition ngir mën a am ay poñ yi nga xamante ni xëy na dana leen mën a yóbbu fi nga xamante ni daal moo di Tokyo waaye jàpp leen ni yëf yi mënut a yomb ndax ci lu jëm ci niveau karaté fii nii ci Afrique mën nañoo jàpp ni niveau bu baax la te am nañu yaakaar ni bu loolu yëpp weesoo buñ ci sooboo itam réew yi nga xamante ni ñoom ñoo daal di kon bokk qualifié ci Jeux olympiques ci Tokyo danañ mën a représenter dignement lii du continent africain ba tax na fi mu toll nii daal ñun ñu ngi def suñu kéem kattan ngir fexe mettre leen dans de très bonnes conditions ngir bu ko daal defee lépp li nga xamante ni séntu nañ ko si ñoom ñu def ko daal loolu daal mooy suñu mbébét. Avoir une belle représentation donc de l'UFAC au niveau donc de Tokyo. ginnaaw karaté waxtaane wàllu basket ak saison basket bi ñu waroon a tàmbali mu mel ne dañuy reporter démarrage bi waaye loolee du am ay gàllankoor yu bari yu muy jur ci saison bi. loolu nag moo di kaddu fédération sénégalaise bu basketball mi nga xamante ni nee na daal yëf yi amul li nga xamante ni dina ko daal di gàllankoor ci mbir moomule ndax daanaka diirub une semaine rek la ñu ko daal di décaler fukki fan ak juróom ci weeru février bi lañ koy daal di door Soda Thiam. bokk nañ ci club yi nga xamante ni déposé guñu seeni licence ba waral ñu toxal ndoxteelu saison bi lu jëm ci kaw Mermoz nag seen président ñoom xamle na ni ñoom ñoo nekkul ci yoon ne lépp lu fédération warloo woon ak ñoom def na ko. effectivement fédération jotoon na jox information bi assez tôt ñun nag au niveau de Mermoz Basket Club ñu nekkoon ci phase de transition boo xam ne moo indi woon tuuti jafe-jafe ba nga xam ne lépp luy question administrative yi jotuñu woon boucler ko mais fu mu toll nii lépp taxaw na léegi nag ñu def ay jéego pour tamit mën a ànd ak fédération bi ba nga xam ne daal calendrier bi nga xam ne moom la ñu retenir ñu mun ko respecter. bu weesoo Dakar mi nga xamante ni ñetti club ñoo ci bokk mu di Mermoz Bopp ak Saltigué juróom benn club yoo xamante ni ñu ngi tukkee ci yeneen région yi ñoom it ci situation gi ni mel la ñu nekk mu di Mbour Basket Club US Rail ASC Thiès Louga Basket Club UGB ak Saint-Louis Basket Club Pape Banda Ndiaye mi nga xamante ni moom moo jiite Saint-Louis Basket Club xamal nañu ne yëngu-yëngal ya ñu nemmeeku ca Saint-Louis fan yi bokk na ci lu yéexal mbir yi. waaye dépôt licence yi léegi dafa am obligation joueur yëpp def électrocardiogramme docteur bi référence su fédération au niveau de l'hôpital de Saint-Louis mercredi la ñu joxoon rendez-vous malheureusement mercredi bi ak coow li amoon Ndar ca booru hôpital ba dugg hôpital ak jege fa dafa xawoon jafe donc ñu dàqoon ko ba démb ci ngoon am na ñu jot a def après mu desoon moo tax nag lépp sotti na finalement démb xam naa tey wala au plus tard demain danañ déposer licence yi. fi mu nekk nii nag ndoxteelu saison gi ñi ngi ko jàppaat fukki fan ak juróom ci weeru février gi ñu ne kon nag club yi nga xamante ni ñoom nañu lim artu nañ leen. Soda Thiam daal di jokkoo ak Atoumane Gaye mi nga xamante ni moom moo yore lii lu jëm ci wàllum compétition ci biir fédération sénégalaise bu basketball ñu déglu ko ci yaatal. bu ñu xoolee si licence yi am na lu mat juróom-ñaari équipe juróom-ñetti équipe yoo xam ne waxuma sax nekk nañu à jour sur le plan administratif parce que réafil nañu engagé nu pour jouer championnat mais malheureusement kenn indi si ñoom indiwu ci licence pour ñu traiter la ko te règlement dafa ni bu dee licence bu bees la nga déposé di nga am semaine pour ñu qualifier la donc boo xoolee semaine qualifiée témb la ñu war a démarrer dans 3 semaines kooku ñooñu bu dee licence bees la ñoom kenn su mën a jouer bu dee nag licence yi da ngay renouveler rek de 24 heures la wala 48 heures mu jeex mais bi ñu demee si biir xool xam ne yaa juróom-ñaari équipe te juróom-ñaari équipe boo ko defee si génnee si équipe championnat bi pratiquement forfait dafay bari te foo gis sa forfait nag si championnat dafa yàq doxalu championnat bi loolu tax ñu xoolaat suñu biir waxtaan nag mais vraiment ñu waxtaan en responsable ni comme loolu la nanu may équipe yi may tam ki yore commission règlement ak traitement de licence yi ñu may ko semaine moom it mu mën a xool may tam équipe yi mën déposer seen licence ñu mën ko traité loolu moo tax ñu ni daal comme loolu la nañ ko repousse fii ak semaine mooy donc fukki fan ak juróom bi di ñëw ak fukki fan ak juróom benn di démarrer waaye loolu nag bon mën na répercuter sur le calendrier général parce que calendrier général bu ñu jox équipe yëpp di leen ni le 25 juillet le championnat lépp war jeex donc le 25 juillet mooy suñu couronnement roi ren léegi nag loolu bu ci
amee nag fi muy impacté mooy fi ñu dul war a joué léegi ay samedi daañu ko joué pour àllarba loolu moo ci xanaa problème bi mais loolu daañu ci waxtaan équipe bi mais xamal leen ni tardement bi tamit du suñu faute mais peut-être équipe bi la waaye lu koy faj lu koy solutionné mooy au lieu ñuy joué benn àllarba si weer bi mën naa ñu joué ñaari àllarba pour dabu daal. ok Ndiaye ñu daal di wax ci leneen. mu di wàllu football jeexale ko. waaw wàllu football ak lii di coupe du roi d'Espagne tey ji ci ngoon di quart de finale yi Real Madrid jamono gi féete ci place bu njëkk bi ci classement bu championnat bu Espagne 18h dana taseek ñi di waa Real Sociedad ci wàllu quart de finale 20h ka féete sa ñaari place bi moo di FC Barcelone moom dana taseek ñi di waa Atlético Bilbao Grenade ak Mirandes di club bu deuxième division ñoom daal dinañu qualifié ba pare ci demi-finale coupe du roi d'Espagne. maa ngi lay gërëm bu baax di la sant Cheikh Tidiane Dièye.